sànq nuyoo nan xanaa dañuy dugg rek ci waxtaan wi yow nga yor rek relation extérieure ci SAMES am ngeen yéene am ab grève bu ngeen bëgg a def 15-16 mars bi ñu dëgmal sànq bi Ablaye di wax yaa ngi yëkkati loxo pour am loo ci yokk. jërëjëf Chérif nuyuwaat rek tàmbalee ci ku baax ki lu mu waxoon El Hadj Abdoul Aziz Dabakh demoon na ba jàpp ni en tant que xalif général ginaar sax su boppam méttee ragal na mu layoog ak boroomam fu mu nekk nii yàlla Macky Sall la fi teg moom ak i nguuram ñun ñëpp sunu pepp karaw bu méttee sax war na ragal layoo ko ak boroomam cela veut dire ce que cela veut dire donc nañu sàmm kaaraange réew mi ak lu mu mënti jar ku tooñ ñu teg la place ku tooñ ci dëgg kese ku ñu tooñ ñu teg la place ku ñu tooñ ci dëgg kese pour revenir ci li ma fi indi. laata loolu kaw la nga jóge situation bi ni mu demee comme manifestation yi. yàlla dimbali nañu ci jafe-jafe bi ñu am ndakaaru walla bi ma gis ndakaaru ndaxte fekk na ma fii gisuñu lu toll noonu Kaolack waaye am na yëngu-yëngu yu xew Kaolack nu mu amee feneen. waaye dayoo bi mu am ndakaaru moom jàpp naa ne amul fenn. ñaxtu bi ngeen bëgg a def moom ba nar a perturber hôpitaux yi moom lu ko waral. mu fàttali sax bés bi dafa mel ni altine ak talaata ba ñu dëgg ma le 15 ak 16 wala. le 15 et le 16 du perturber hôpitaux yi. am ngeen téye seen loxo kay musiba du perturber hôpitaux yi dafa fekk ñu yore syndicat may nuyu ku ko jiite le secrétaire général docteur Yeri Camara di nuyu ñi ma ko bokkal ñëpp damay faral di wax ne plateforme revendicative ci syndicat c'est un condensé dañuy dajale lu ñu naqari lu ñuy yéene ak sunuy solution lu ñu naqari wax nañ ko nan la ci plateforme boo xamante ne depuis 2014 ñu ngi ko teg ci loxo nguur gi am ci lu ñu nasante woon ak ñoom ñu am jafe-jafe bu bëri ci nguur gi def ko ba léegi waaye loolu yëpp lu ci gën a fes boo ko mënee tënk loolu yëpp taxul ñun ñu génn ndaxte jàpp nañu jamono bu ñu nekk nii réew mi laaj na leneen lu dul ay grève kon na nga xam ne suñu waxee du bëgg a génn walla bëgg a wax moo ñu génnee waaye suñu boolu muñ moo fees ndax ak agression physique ak i verbal yu ñu nemmeeku ci personnel de santé ci naka depuis le début de la pandémie bi mu commencé gis nañu ci réseaux sociaux yi ñoo xamante ne dañuy saaga médecins yi di naan ñun complot la te dañ cee bokk. mais réseaux sociaux yi kenn mënu leen a contrôler. yi yaakaar ne réseaux sociaux duñ ko contrôler waaye nguur gi am na wàll boo xamante ne nu mu waree protéger citoyen bu nekk war na protéger ba nga xamante ne du ñu laal benn médecin. gis nañu ci Vélingara. gis nañu ci Vélingara président bàyyi woo sëriñ ba da nga kii médecin. gis nañu ci Vélingara médecin bi dañ ko attaqué physiquement et verbalement. demoon nañu bay porter plainte waaye bëgg jàmm moo tax ñu dellu si ginnaaw. lan moo taxoon ñu agressé ko. ndax jàpp nañ ne complot la boo waxee ne nit ki amee na corona rek ñu ne la kii tam ci complot bi la bokk ndaxte docteur yi ci lañ bokk. ñoom ñooy wax am na ñoom ñooy wax amul waaye loolu ci jamono yooyu jàpp nañ ne nit ñi comprendre wuñu rek ñu nangu ko te muñ ko gis nañu ci Touba ñu kayaase ay ambulance loolu xew na fii ci Kër Massar te jumtukaay la loo xamante ne ñun ñoo koy jëfandikoo ñun sénégalais yi waaye surtout ñun ñooy personnel de santé ñun ñooy gis ku tiim koo xamante ne mu ngi loru nga tiim ko ba muy loru nga xam ne kii bu ambulance amoon tey jii nii mën nga ko sauver bu deret amoon tey jii nii di nga ko sauver loolu ça fait mal au cœur mais ñu koy muñ loolu yëpp taxul ñu génn gis nañu fii ci Hann Mariste bi ñu séquestrer médecin toujours ndax problème mu coronavirus gis nañu fii ci poste de santé Médina Wandifa ak Kousi ñu agressé physiquement des personnels de santé gisu nañu tout récemment personnel de santé benn sage-femme à Thiès fii bu décédé ndax manque place réanimation ci Covid bi gis nañu jafe-jafe oxygène gis nañu ay jafe-jafe matériaux yoo xamante ne ak équipement soxla nañ ko pour prise en charge personnel yoo xamante ne ils ont besoin d'assistance respiratoire gis nañu ba ci événement yu mujj yi
ñu attaqué ay pharmacie fii ci Auchan bu Mbour, gis nañu ñu attaqué ay cabinets médicaux privés fii ci Pikine, le cabinet du docteur Gazi. Donc gis nañu lu bëri loo xamante ne dal na suñu kaw en dehors de la plateforme revendicative, en dehors du préavis de grève bu ñu déposé woon boo xamante ne expiré na depuis plus d'1 mois. te préavis de grève bu expiré ñun xam nañu lan moo ci tepp dem grève moo ci waroon a topp waaye loolu yëpp taxuñu ñu jóg. Gis nañu ba ci barki Dembo Ndiaye bind bu jógee ci direction des établissements publics de santé buy ne bépp personnel médical surtout rawatina ñi nekk ci hôpitaux yi avantage boo amoon bu tudd motivation walla prime bu ko kenn yokk, boo ko naroon a yokk ci 2021 bi bu ko yokk, boo ko naroon a créer bu ko créer. Loolu ndax la nit ñoo xamante ne ñu ngi ci jamonoy mbas nga ne ñii ñooy personnel de première ligne nga ne ku ci amoon sutur as su ndaw tuuti bu ko kenn yokk, soo ko nanoon yokk bu ko def walla sax na ngeen ko wàññi. Injonction lii dafa ñëw yokk ci préavis bi. yokk lu bees tàq la ma ne lu bees tàq la. Est-ce que exposé ngeen ko devant les autorités ak lan moo nekkoon seen réponse. Réponse bi ñu am ci autorité ci préavis bi mooy am nañu benn jotaay boo xamante ne le ministre de la fonction publique mi ngi toog avec son staff technique, le ministre de la santé mu ngi toog ak son staff technique. lépp lu nekkoon ci préavis bi lire nañ ko lan lañ ñu wax nous allons faire des commissions techniques. secteur bi ñu concerné bu nekk dinañ ci waxtaan ak yéen. benn jotaay lañ ci toftal jotaay boo xamante ne amul benn ful lañ ko fullaal. benn technicien ministère des finances moo fa toogoon bu mu fa toogee naan li ngeen di wax mënuma cee tontu il faut que ma waxtaan si ak samay kilifa dinaa dem waxtaan ensuite dinañ ci waxtaanaat waxtaan boobu fala de mat na 4 semaines léegi boobu ba léegi kenn waxatuñu dara les autres secteurs moom kenn waxatu si dara furaas. waaye loolu yëpp taxul ñu génn waaye li xew ci fan yi ak note bu ministère bi génnee tax na ba suñu boolu mu ñu kaay fees ñu xamal nguur gi ne ci jamonoy mbas lañ nekk. waaye ñun tam mbooloo moo nekk suñu ginnaaw. te mbooloo boobu du ñu muñal ne métit bi yëpp ñun ñu koy nokk. très bien sànq Chérif mi ngi naan la yéen a ngi paralyser le système de l'état nga naan ko déedéet grève bi lan la wundu fan ak ci yenn anam ngeen nar a banqué seen i yoxo ku ne xam na ni yéen a yor lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram dégg naa ñu ne ay certificat genre de mort da leen ko joxe ak ay certificat médical wax leen ñu exactement da ngeen di banque seen yoxo complètement wala dafa am ay services yu mu concerné. service minimum wala surtout ci contexte bi quand même. grève dafa am ay forme ci tàmbali bi tout ce qui est urgent lépp loo xamante ne boo ci laalul sa loxo nit ki jëlee ci loraange ci tàng-tàng bi ñun duñ ko def nous ne sommes pas des criminels nee nañu ñun askan bi la ñuy aar suñuy kaas ndax place amul ndax respirateur amul ndax kayaase nañu ay ambulance ndax attaqué nañu ay domicile u médecin suñuy kaas loolu ñun askan bi la ñuy kaasal. mais loolu jarul paralyser le système li nga wax fii parce que bu dee dëkk justice la nekk est-ce que porte nañ plainte maanaam bu dee médecin bi dañ ko séquestré wala mu subir des menaces de mort na saisir xanaa justice porte plainte bu justice defut liggéeyee na xëy na ngeen doog maa ngi ñëw lépp loo fi gis rek xamal ne avisé nañu kii de droit du tey lii du tey lii yàgg na. waaw wax leen ñu avisé nañu kii de droit la grève tout ce qui est urgence dinañ continuer di ko def les services d'urgence vont fonctionner la prise en charge du Covid va fonctionner la vaccination va continuer mais lépp luy kayit boo xamante ne certificat médical la certificat genre de mort la ak malade yoo xamante ne les consultations de routine loolu dinañ ko arrêter le 15 et le 16 mooy lundi. kon duñ mën a denc néew ak mardi urgence la de. lundi ak mardi prochain. Chérif denc néew. man xaw ma kañ la nekkee urgence. ndax morgue yi baaxut hôpitaux yi seen morgue yi baaxut bu fu ñu denc. c'est l'occasion pour que encore qui de droit fexe morgue yi baax. c'est une urgence coutumière quand même parce que fii aada du ñu denc néew ci suñu aada wax dëgg fa yàlla. waaw waaye ba tey gis nga ku xaar ñetti fan pour denc néewam. ñàkk pexe on parle d'urgence médicale ñun médecin lañu. si on parle d'urgence on parle d'urgence vitale.
et d'urgence fonctionnelle pas d'urgence sociale. bëggoon naa ñu taxaw ci coutumière. point bu njëkk bi mu njëkk a wax parce que aussi foog ñu dégg leen ci médecin bu ñuy agressé wala di ko fitnaal est-ce que dafa jur ñoom ci seen bopp ñu am stress pression tegu seen kaw ba xëy na mu am njeexital ci seen liggéey ngay dem liggéey sa xel dalul parce que yaakaar nga ni da nga jote ak nit ba mu am njeexital ci sa liggéey. maa ngi nattali benn bu ci jiitu mooy bu xewoon Vélingara sama xarit bopp la sama nit la docteur Sané dem na ba nga xamante ne newoon nañ ko mu porter plainte waaye dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne dañoo am aada bu la sa sëriñ ñaanee rek nga bàyyi bu ko sëriñ bi ñaanee mu bàyyi waaye xam nga ne boo bàyyee tam booy xëy nga yaakaar ne population bi am na ñu la ci mere ñu di la saaga ci rajo yi doo xëyee xel bu dal donc te loolu ñun ñëpp dund nañ ko nekkul loo xamante ne condition yoo xamante ne nit war na ci mën a travailler la conscience tranquille waaye un devoir c'est un devoir am nañu devoir xëy dinañ xëy waaye ndax dinañ xëyee ak xel mu dal naturellement xel yi duñu dal. man dama lay jël au mot ci sa biir li ngay wax muñ ngeen lu bëri mais ci sa biir wax da nga ni lii jàll na fi ñu muñ ko lii jàll na fi ñu muñ ko waaye circulaire bu directeur des établissements def ci ne at mi lépp lu yokkum prime nangam wala prime de motivation yi bu ñu ko def moom moo nekk daal li nga xam te ni moom moo xëy na waddal li nga xam te ni moo di leket gi defoon ndox mi bu ñu ko mënee firi noonu ndax ci dégg-dégg sénégalais bi du jàpp ni prime googee di maanaam yokku koom ci seen wàllu salaire wala loolu mën a jox mu di wàllu koppar moo tax nag ngeen jóg ngir rek bloqué li nga xam te ni mooy lépp luy système sanitaire. damay leeral benn mbir nee naa la ñun médecin pharmacien ak chirurgien dentiste moom la ñuy défendre ak xam ak yelleefam au niveau syndical tey jii boo nekkoon pharmacien bu bees médecin bu bees wala chirurgien dentiste bu bees ñu affecté la ci benn bërëb boobu dafa am lu ko warlu ci yow ci wàllu prime suñ la ne prime boobu hôpital bi interdire nañ la ñu joxe prime de responsabilité wala interdire nañ la nga créer prime kooku wala interdire nañ la nga yokk prime ku fa nekkoon te mu yeeyoo ko su boobaa directeur hôpital bu nekk am na sañ-sañ téye kayit boobu naan du man de ci kaw la jóge donc lu ñuy ñaan nguur gi mooy kayit boobu ñu dellu ginnaaw ci kayit googu ndax li ñu jotoon a muñ ba mu toll nii tembe mën nañu continuer di ko muñ waaye loolu mën nañu ko mais kayit boobu moom mooy donc point d'achoppement du kayit boobu kese ndaxte am na wax naa la ay négociation yu ñu tàmbali woon ak nguur gi te fullaaluñ ko dafay jaadu tamit ñu rappeler leen ne am na lu doon xaar am na lu ñu doon xaar ci ñoom te ba tey jii ñoom dafa mel ni gisuñ ko vaccin yi aussi am na lu leen ci metti de vaccin yi am na luñ ci metti trop on a demandé de vacciner le personnel de première ligne balaa may continuer foofu di saluer benn mbir le leadership du président ndaxte bëriwul ci pays africain yoo xamante ne commencé nañu vaccin yi ñun Sénégal ci yu jiitu lañ bokk dañuy saluer tamit mérite boobu bu Sénégal di am bu mu ñëwee ñu ne nañ vacciner le personnel de première ligne le personnel de santé naturellement c'est un personnel de première ligne ma wax leen lu bëri lu xamuñu loo xamante ne lu bëri xamuñu ko gis nga boo ñëwee Dakar dans les hôpitaux là ñu ci gën a bëri ñi ngay gis ce sont les personnels en spécialisation ce qu'on appelle les DS am na ci hôpitaux yoo xamante ne dañ leen bañal vaccin boobu waaye tamit am na ñoo xamante ne ce sont les étudiants en médecine mën naa dem ba yokk ci sax ñeneen ñoo xamante ne ce sont les élèves infirmières et sages-femmes ñu bañal leen vaccin boobu te ñooñu dañuy ñëw ci hôpital yi mën nañ fa jëlee mbas mi yóbbu ko ci kër yi ndax jaadu na ñooñu ñu bañal leen ko te politicien boo gis mu woo gàngooram vacciné wu ba pare snap wala dugal ko ci groupe am naan man vacciné wu naa ñu di ko bañal ñoo xamante ne waxuma ñoo ko gën a yeeyoo de waxuma ku nekk yeeyoo nga wér gu yaram ci ñi ko yelloo waaye on a dit personnel de première ligne c'est bien défini mënoo vacciné koo xamante ne bokkul ci ñooñu ba pare di ko bañal ki ko gënoon a yeeyoo léegi comme da ngeen dem grève décider ngeen ko est-ce qu'on peut s'attendre d'ici lundi waaw ñu Modou Fall dimbale ko ci micro bi mu fixé waat ko rek waaw le temps que mu defar ko li mu bëggoon a xam rek mooy est-ce que mën nañoo xaar feek altine na quand même
ngeen dellu si ci dogal boobu ngeen jël ngir dem grève étant donné que dañu nekk ci situation bu ñëpp xam ci crise lañ jógee nit ñaa ngi ci woote jàmm xam ni bu ngeen paralyser et hôpitaux yi mën naa gën a jur yeneen jafe-jafe pour askan wi est-ce que diggante bi bu fi ay rencontre amee yéen ak seen i autorité mën nañoo xaar ngeen dellu ginnaaw. su ma amoon benn gént tey ji waxuma gént xale de benn mbébal loolu rek laa bëgg mooy nguur gi xam ne grève kenn bugg ko rawatina ci jamono bu ñu nekkee nii waaye nag ku war a wax te waxo yaa tooñ sa bopp ku war a jëf te jëfoo yaa tooñ sa bopp dañoo toll ci war a wax dañoo toll ci war a jëf wax ji nag tàmbali woon nañ ko bu yàgg léegi nag jëf rek moo des maintenant su demee paralysé bay am nañu xam ne du ñun ndaxte bu doon ñun kese tàmbali nañu bu yàgg waaye tey ji ñoom suñu defee lu ñu war a def ñun waxuñu kenn dolli leen ñu xaalis jox leen ñu xaalis dernière question lépp luy naxari rek nañu waxtaan ci mbir mi ñu dindi note bi ñu protéger population bi ñu protéger médecins yi nga xamante ne hôpitaux yi tamit ñun lu ñuy soxla pour nit ñi suñu ñëwee ñu mun leen faj ñu mu waree ñoom tamit ñu gën ci góor dernière question protéger médecins yooyu laa bëgg ñu taxaw ci yéen lan ngeen ci namm parce que il est pas question xëy na dugal ay alkaati dugal ay takk der ci hôpitaux yi wala ci centre yeeg yooyu naka lañ koy solutionner est-ce que ñu artu ñi koy def la di dem ci wàllu yoon parce que am na pays boo xam ne ni ñu ko résoudre foo dugg ci hôpitaux yi li ngay njëkk a gis mooy charte bu ñu bind charte bi moo nekk fépp pour wane ni xoxatal saaga wala mettital personnel de santé délit la te dañ lay jaarale ci yoon ñu affiché ko fu ne mel ni ki règlement intérieur la ku dugg ci hôpital bi da nga koy gis est-ce que loolu doy na pour solutionner seen problème am déet barki démb dañoo saccagé këru médecin chef de région Sédhiou secrétaire général du SAMES wax naa la Vélingara saaga nañ fi sunu collègue ci réseaux sociaux yi mais on peut identifier les gens qui l'ont fait benn yoon état bi def une sanction exemplaire ñu xam ne ku fi laal kenn wala ku fi tooñ kenn te loolu sax warul woon yem ci médecin sax. mais est-ce que dañ leen di saaga en tant que médecin wala dañu am beneen coloration politique en tant que médecin non c'est la dernière question ñu c'est dem pas à il y a aucune connotation politique ñun politique uñu très bien nous sommes un syndicat suñu defoon benn sanction exemplaire ñun loolu mooy lu ñuy naan aar leen médecin yi on ne peut pas mettre un policier derrière chaque médecin comme on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Sénégalais waaye nag mën nañu won Sénégalais bu nekk wala àddina bi fii ku fi tooñ di nga ko layoo. très bien merci beaucoup docteur ñu dem léegi à la présidence.